dama ne Madayas Salon Madayas Salon si biir Gambia Madayas mi nga xam ne dafa xam lu baax bëgg lu baax te it di def lu baax lépp loo xam ne bëgg nga ko si sa kanam lépp loo xam ne bëgg nga ko si beauty lépp loo xam ne namm nga ko si sa boppa Madayas daal moo la koy jox dama ne salon yi bari neen biir Gambia waaye it bokkuñu façon te it duñ mën a bokk façon bi Madayas Salon si Kairaba Avenue opposite Alien Franco foofu la ñu nekk Madayas si korité bi man moom laa si taama de yowit moom nga si taama keneen ak keneen moom la si taana loo na ma si li nga xam ne mooy sa boppa soo bëggee ku la liita mees yu baax ko bëgg ku la defara sa sovo su ko defee suñ koy tas mu neex lool yow mi nga xam ne yaa bëgg sa make-up yow mi nga xam ne yaa bëgg sa manicure pedicure li nga xam ne nag mooy sa nail extension maanaam defal la ndaa si any occasion boo leen am any programme boo leen am koolal leen ma Madayas si 7643 231 764321 Madayas daal moo nekk place jonga may jox ma sa kanam ma defalal la ko baax aya a wall of brands yéen ñi nga xam ne nag yéen a nama lu baax ci seeni néeg yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg lu baax yow mi nga xam ne yaa bëgg a defar sa néeg yow mi nga xam ne yaa bëgg furnitures yu baax carpet yu baax li nga xam ne nag moom ngay décorer sa néeg si wàllum lampa si wàllum freezer si wàllum li nga xam ne mooy bool si wàllum li nga xam ne mooy flat screen household appliances yëpp si biir li nga xam ne nag mooy Empire nekkal fi Gambien si ñëpp képp ko xam ne yaa ngi bitim réew looy namati di jëne sa bagage bitim réew di ko indi ñu ngi fi nga xam ne nag mooy number 10 Kairaba Avenue Serekunda mun ngeen ñoo call si 227 661 227 661 227 661 mbete it si 22 69 781 22 69 781 mbete it si 32 92752 3292752 ba tey it mun ngeen ñoo am si suñu email bi si info@empire.gm.com Empire the wall of brands. asalaamaaleykum mbokki déglukat yi mbokki seetaankat yi nuyuwaat leen dalalaat leen fi nga xamante ne mooy Gambian Talents TV tey nag ñu ñëwal leen fii toogal leen fii ni gannaaw buñ jógee si weeru koor ñu or ko ak jàmm ñuy ñaan yàlla mu nangu ñu suñuy koor ak suñuy jàmm yàlla ñu julli ba pare di baalu ñëpp ak di baalal ñëpp ak ñu leen ay dalalaat fi nga xamante ne mooy suñu studio si nekk fii nga xam ne mooy Westfield Red Cross Building dina wax ne tey ñu ngi fi toog si suñu studio si pour waxtaan ak yéen li nga xamante ne lu jara waxtaane la li nga xamante ne mu ngi xew si dëkk bi te dañ ko war a laal dañ ci war a wax ndax suñ si waxut it ñun ñi nga xamante ne ñooy waxkat yi kan moo see wax du ma def dara rek du bàyyi ñi nga xamante ne ñooñu laa fi toogal ñoom it ñu nuyu ba pare dalal seen bopp fi nga xamante ne mooy si suñ biir studio si alaaji jërëjëf Hadi Abarka Baake assalamualaikum warahmatullah mbari ngame nol ntolla bale jambi ala presental bi mbale jene pour ka diamale security banko la security yamay security walam banko la tanko ni abita ka nyame mo la ko jibe ala barka bake albadi mal ala jikke drame vale yes Hadi thanks you hello viewers, my name is Lamin Balde. Today we are here in the studio talking about security, what security impacts in our life and what security can do for our nation. Probably we are seeing so many things pertaining on this security, so many dead bodies are found in our environment, so many stealings. There are so many things working on our security that people need to regulate. bente rek déglukat yi ñu wax leen ne dañ fi am tubaab pël tubaab moom soo toogee ak moom rek foog mu won ñu ne moom pël bu dégg angale la yéen a ma gën a xam waaye bente lu gay wax mu nekk li nga xamante ne lu am solo la moo nekk security dëkk bi na fu mu nekk nii fan yi mu ngi rax torop nu mu nekk fan yi mu ngi saf mu ngi tàng torop nu mu mel moom foog rek ñu wax ci gis ngeen fi xew-xew yi nga xamante ne ñu ngi fee xew te lu bëri ci ñu bëree ngee wax ne yépp soo gisee muy am security dëkk bi moo des te man si sama gis-gis man it security bi moo des gis naa ne daal soo seetloo ba seet
dafa nekk li nga xamante ne lu garaaw la te lu jara waxtaanee la ndax bu sécurité bi taxawoon bu sécurité bi déggu woon di def seen liggéey nu mu waree foog naa yu bëri du doon am ñu bëri dinañ wax ne nit su deeyee waxtoom moo jot ku deeku ne sa waxtu moo jot ndax yàlla def ne kullu nafsu zalikatil mawt loolu la yàlla wax waaw yàlla wax na ko ba pare time bi su jotee di nga dem comme ñun ni ñuy doxee nit di dem doxi suñ soxla yi noonu la dox dee di ñëw di dox di ñëw tase ak ñun dee ni ñuy demee dee mu ngi ñëw towards ñun dee buñ mbokkantee rek nga dem waaye am na yenn yu bëri tamit yi nga xamante ne mooy xew nit mun na koo prevent ndax nga nekk si dëkka ñu ne lan dëkka Gambia luñ ko xamee jaama nga xamee dëkk bi jaama yàggut fële dégg nañ fii ñii naan jëkkër a jabar muy naar yi xeexoon naa leen bàyyi ngeen wax si naar yi xeexoon fi nga xamante ne mooy kóolooli xaw ma Sénégal bi ba reyantu o so naa la bàyyi balde nga may ñu si. Yes, Hadi, it is important to talk about security in our country because it's like we are not as the president or we are not as a minister who will be having a security guy who will guide you throughout the country or throughout the way that you're working on. So it's like we need the security from the heads. They should provide security to our environment so that we can live as free as the way we wanted. And then this is Gambia with no freedom. Like you can go out from your compound to anywhere you feel like to go. But in that issue that you said about the guy that killed one another, did they were fighting or not? But still, we need to know more because it's like there's a misargument in between before they get fight and then they kill one another. So it is so serious. Like you are taking away somebody's life. So I don't know actually what was the case about they killing each other, but it's like yes, we need this security being in a sense of advising people how to cool down their minds and then how to walk in between so that like we will not have that much temper to even kill somebody or to kill one another though. léegi ma bëgg a wax daal ba bëgg ma koo wax su ma understandé sa wax daal dafa mel ni yow si sa gis-gis police yi mën nañ di sensitise nit ñi di advocate ba nga xamante ne yu bëri dinañ dalal xel nit ñi yow si yow soo gisee yu bëri di am nit ñi dañ seen xel yi moo dalut man ma lay wax ne sécurité bi su taxawoon mu mel ni Sénégal be ñun ñëpp ñoo xam côté yooyu noonu nu mu melee su doon sécurité bi foofu noonu mu ngi fa dégg mu ngi fa taxaw am na yu bëri du fa xew am na yenn yi nga xamante ne yuy am ni yëpp dëkk bi am na time bu nga xamante ne nekkul di wax dara loo xamante ne damay bëgg a tooñ oo buy loolu dañuy wax ne fii laa far or anything ba dara su ñëwee wax ko te dee benn yoon amoon na time bi nga xamante ne sàcca bi nu mu baree nii si dëkk bi bare wutoon noonu because dangaa sàcca nit wala ñu dégg ne kii sàcca na kii si saa si ñu jóg emphasize yi di dégg naa sàcca mu ngi am côté nangam waaye su fi amatee dinaa def lii ak lële dafa taxoon bi nga xamante ne ñu bëri duñ daan ñemee sàcca ñu bëri it's true like hadi koma bafuka nyame nyin kandoldo mfana ning bari manin ko se diam ko aliaje nyame like nowadays comme bitilo la banko la tanko afenka wikta bakele because nyaaje kujama bijaba happen kan tanko nyin wala mantere sabatiri wala mantera nyama so na tanko bunda nyanta make so lale nga wuli nga ko jiwe nga ko de da kuke because tanko ni ay banko be diala tanko abe tankari ni aje ku jama be kelano mi yalan ko ku dimal luntangol bina xam nga mol be la fi la pour kan yela satire jebe safety ne bon ni wotije ku jama biye nyaato tabu ka kenon so comme kalka fo nyamen like could accidental thing aning mo fal min bebe ke kanten comme na tanko bunda like soja role aning like man sakunda ni ndaka wuli wala ye mol dima so like soja role ni milbe tanko bunda re to la nyanda ka wuli ye bulo la fa mo le tanko bunda to ye mol dima ni accidental min be ke kan like silo kanten comme last time nga do fo je mi yalan ko very sad very very sad mi yalan ko foninke mi yalan ko amam me bira ala fenko ala karamba ay do ko so amam me aba loring just mano danda pour ka moto ta ya moto do nata ay attaque anata fa ama make no obe munatina tanko nyin wala dasta aning drive mi yalan ko ka tere bori kam mano kan adiati nyamen
mola life wokumayata bakele because nite ofa ikamo do la heartbreak xam nga ni ajibe ni moya kete la ba dimila nyame so like ita fane mu drive oti ni be silo ka nyanta ka make sure le driving ka kuke womanta xam nga wota otele time waste la ni driving ka kuke fo pare like milko ke loi bulo nyanta ka le kan nyanta ka loi nyanta ka sarti kolangal tamandika ndi aje wala nyama. Yes, you're saying something real. But I came to know, like what she said, I came to understand that, saying that by then, the security and now it is different. I'm just saying that this transition of government, it's implicating something in our environment. Like when we see Jawara by then, we know that the policemen are there for security. But Jammeh comes on his regime, we see soldiers being on the security. They are doing the job of a police. They should be in barracks, but not to secure us in our environments. Yes, and then we came to meet as if now, Barrow on the shade, but we are seeing Ecomox more leading our securities than Gambians. So to me, I would say like Gambians, we are not proud of ourselves as Gambians, but we're proud of being a Mandinka or being Fula or being a Jola. Like you work for your tribes, because that's the thing that elaborate these things happening in our country. Like from Jammeh, we've seen most of these soldiers, they employ even they employed not people on going to school on. Balde jëli naa la li nga wax noonu lu jara wax la pour yow ci sa gis-gis security dëkk bi daal man suma gis-gis is based on two things mooy transition of the government from one government to another ak li nga xamante ne mooy tribalism daal loolu lay dem yow ci sa wax daal noonu la fa demee noonu because wax nga ba waxi Jawara waaw fekkewuma time Jawara fekkewuloo ko fekk time boobu noonu moom yàlla def na ñun ñëwanguñ fi waaye ci yu waxtaan yi ñuy dégg ci mag yi yu bari yuñ daan dégg dafa mel ni time boobu noonu police yi nga daan gën a gis time boobu noonu dangay dégg ñu ne la gis ami lu jafe woon la dafa jafe woon ba bëgg a dem dangay dem ci barracks balaa nga leen a gis wala nga dem feneen balaa nga leen a gis seen place yu ñu war a nekk rek foofu rek lañ daan nekka because ñoom dañ nekk ñi nga xamante ne nekkuñ woon nit ñi waroon di gis nit ñi ñemewuñ leen tur bi ami soo ko déggaan sax sa fit bi dafay njëkk a dem astuma nag nga nar a dajeek moom loolu leneen la time boobu noonu dafa mel ni police yi ñoo ci gënoon a nekkoon ñoo ci daan gën a yëngu ñoo daan nekk ci trafic bi ñoo daan nekk ci guard everything ñoo ko daan def mu nekkoon li nga xamante ne muy loolu moom daal dafa am paw woon moom police yi bu mu nekkee président Yaay Jammeh mu ñëw xaw ma moom lu mu nekk ami mu ko waral I don't know moom bu mu ñëwee mu folli police yi ndànk teg leen fale ici moom style boppam moom dafa mel ni président bu ñëw rek dafaa ñëw ak style boppam dafay ñëw ak sécurité boppam ak nu mu buggee gaa ñu sécuré ko ak nu mu buggee dëkk bi ñu sécuré ko noonu la mu ko daan defee Yaay Jammeh bu mu ñëwee ici ami yi foo toon gis ami gis mu ngi téye fetel dafa demoon ba nga xamante ne xale bu juddu bees sax su gisee ami wala mu gis ku téye fetel daf ko daan mën a fayee because miin na ko nekkul lu nga xamante ne lu garaaw la woon ci moom mu dem ba nga xamante ne ami soo ko déggee sax dangay wax lii du dara nit ñi mun nañoo xeex ak ami mun nañoo def ak ami lu nekk te nekkoon na li nga xamante ne nekkutoon luñ fesaloon ci dëkk bi dafa nekkoon li nga xamante ne dañ ko nëbboon ndax ami dañ am purpose bi tax ñu nekk ci dëkk bi te loolu mooy tax ba mu ñëw ñu génn ci te dëkk bi ñu ne dëkki jaama la moo taxoon ami gis ko yombut su gaay wàccee dañuy simeeku doo yi xam sax di nga taseeg army officer sax doo xam ne kii army officer la waaye Jammeh mu ñëw moom mu génnee army officer yi wone leen foo romba gis leen Barrow ñëwal boppam moom mu ne man dama ñëw ak sama style bopp man tamit comme ka ñi ku nekk ñëw na ak ba si boppam man dama ñëw won leen ne man economic soldiers yi lay tiitaroo daal because da ngay dem si situation si bëri nga fekk fa economic soldiers yi nga fekk fa Gambian officers yi nga gis Gambian officer bi lu wax duñ ko jël the last time lu happen noon si jumaa bi day julli according to them ñu ne buñ demee police officer bi moom dafa bàyyi Gambian si dafa def leen bàyyi gaa ñu dugal def luñ pour ñu def luñ war a def leen waaye economic soldier bu mu ñëwee def na wax non loolu du happen dem julli jógee sa kër nga solu ba rafet ne julli la yaa ngi dem jaamu ji yàlla yaa ngi koy dem sant gannaaw bi nga ooree 29 days nga dem julli ji
ñu di la screen ñu lay saaj di la xool mel ni lu nga xamante ne dafa nekk li nga xamante ne lu garaaw la lan moo tax ñu war a jox economic soldiers yi dat pa lu tax nga war a dem julli ji jumaa dëkk sa dëkk loolu tax ñu doon wax woykat bi naan ku dëkk sa dëkk naan si meew mi ku dëkk si gétt bi naan ci meew mi lu war la nga dëkk sa dëkk julli mu jot nga war a dem julli nga solu nga dem jumaa ngay tasee ay officer ay bu doon officer Gambian yi nga xamante ne yow xam nga leen ne ñii they are Gambians if they are not Mandinka they are Fula if they are not Fula they are even Wolof or whatsoever yow xamante ngeen waaye de nga indi foreigner bi nga xamante ne économique la mu ñëw si dëkk bi nga teg ko si kaw foo toon mu ngi fa di la santaas di la contrôle di la wax lu nekk nga ñëw sante ñëw ñu paak tegal la sa ay bagage nga war a dem liggéey war a dem julli dellu toppatoo ji sa soxla ñu lay screen loolu man Barrow ban fiya la am si dëkk bi ba nga xamante ne war naa accept loolu yëpp ñuy xew te am na yeneen yi nga xamante ne ñu ngi xew si dëkk bi yi nga xamante ne nit ñi war nañ koo def sécurité boobu noonu am na feneen fu ñu waroon a nekk fu dul foofu noonu yu bari mu ngi xew. part boobu is a terrible thing. dafa garaaw seriously dafa métti. It's terrible because moɓe sum fottile morning konoto so atuta ye pour kata salola jamoto ye pare ye bo pour kata salola ye futa jamoto just pour kata salola de ye futa sojarol kim day ke screen pour ki sat ka jibe fo mune be bala aman jari wala fa jari ta wala ban woto fona na banko kuntioni na president fa amang la banko mo la ba munati na like etol bo kela keba ba xam nga ye la ite pare ye bo pour kata salola e futa jamo de ki balo be screen ki xam nga ke dula be screen was not nice. Actually it is not nice by the grace of God because it's like though we see that on terrorisms like Jumas the number you see other people fixing bombs onto their body and then when they come to the Juma prayers place they exploded. So but for Gambia we didn't know that and then like what you are doing is like you are just showing our people that yes this is serious about being a president and then like you didn't give us the chance to free up our minds and then to cool down our minds because we see that from the past years Yaya Jammeh and his parliament brought up so many weapons outside country weapons which are not being used. We didn't use them. Our security men didn't use them. If at all they used them, there would be a difference from now. Balde coow li lu mu bëri time bi lu mu bon da nga koy waxte de time bu Yaya Jammeh di fi daan nekk julli ñëpp ay yàkkamti dem julli wallahi dangay dem julli nga am accès si moom nga nuyuwante ak moom mu génnee joxe saliboo xale yi mag yi ñëpp dañuy kontaan waaye lu tax ñu war a isi economic soldiers yi ngay dem ñu lay screen yaa ngay dem julli ñu lay screen lu waral loolu sa biir dëkk xam nga woykat bi mu ne xel mooy xalaat lu koy dal nit saa yoo xalaatee lu bon ne loolu mooy xew rek nga def ko si sa xel bi loolu moo lay dal soo xalaatee ne dëkk bi dëkki jàmm la jàmm rek a fee am it's obvious ne jàmm boobu noonu yow yaa ngi koy xalaat si sa xalaat yaa ngi koy liggéey di ko jéem a saxal loolu obvious ne mooy xew su dee dëkk sàngam ñoom jumaa su jotee dañ dee dem yóbbu bom di reyanti or soo reeba loolu dafa am lu waral dafa am lu xew lu tax ñu koy def but unfortunately Gambia musut fee xew te ñaanuñ yàlla mu xew fii nii soo loolu taxul yow nga war a indi ñuy screen nit pour muy dem julli ñu lay screen nga teg sa ay bagage war a julli waxtu bi di la raw ñu lay def yu kenn xamut and whatsoever way of screening more than our bonsa. That's what I'm even saying. They're just showing us like how hardship to be a president or then you ragal, yes, so people need to fear them. So it doesn't make sense because we are not experiencing these things in our nation. Likewise, you are having these big weapons, buying them. I think for some screening, see like the airport see. Ak yeneen place yi leen need loolu dan si jaaka bi wala si jumaa bi c'est pour ça wax nga dëgg nit nañ screening boobu noonu si beneen côté bu dul si ay jaaka ak ay jumaa si dëkk bi airport bi time bu la neex mun ngaa dugga nga sometimes airport bi ñu war a accès bàyyi pour nga dugga pour nga dem liggéey soo fa demee pour liggéey dañ laa dinaay sa liggéey bi security man I don't understand security dëkk bi because dangaa dem foofu noonu ñu xam ne ni yow liggéey moo la fi isi lii moo la fi isi ñu laa dilee ñu bañ na du xew lu ñu war a wax li waxuñu ko luy ñuul si soow li wanewuñu ko our leaders they just feel they are the only one to be secured because it's like our whole nation is not secure. They are securing the president but our whole nation outside is not secure because in Gambia
Every border that you come in, you might get in and then you might go out freely. We are seeing, I'm thinking. I was even coming to that. Like when we see that our country is not being secured because of the people that we have in our environment. Likewise, we have soldiers to secure our country, to put checkpoints all over the country. But we are seeing people are getting in and out freely. These are the citizens or non-citizens or foreigners that come to our country and then they just distract the way of life, the way we live, and then they distract everything in our environment, because all these stealing that we are seeing, not only governments are doing it, but they are being influenced by other nationalities. So it doesn't work well. Like we have this in our country. Why not we believe in our people? We are having our soldiers. Why not they go and secure our country? Biden, do our respect that from James Redeem. We have a tight security, pertaining all over the country. Like anywhere you walk freely, you go out anytime that you feel like, and then picking money from your pocket was not that much as of now. So it's like for President Barrow, he's just there securing himself, and then you are implicating other people that who don't know how they are going to secure us. They will not secure us though. So it's like we are facing so many problems in our environment, in our society right now. So if we didn't work towards this, it will elaborate so many things. Like we are seeing the killings are too much. Like Today we just found out Banjul, a dead body on the gutter, being put there, and then they are on investigations, but we didn't know yet. Others died from an accident. So all these things we need to elaborate, and then just to make as a you tight can connect say, between the security and that of the people that are in the society, in our society. So it's like both leaders, and then before they get into put that security into it, they should put that into the servicemen. Let them not work for tribalisms or to work just for the sake of one person. I'm working for Barrow, yes, I'm working for this guy, or I'm working for James, I'm working for he alone, or I am a fuller and then I will not be yes, so much loyal to. but thank you. The part that you are talking about, Yes, like the security of the country, yes. as our own citizens or as our own security who are based in the Gambia, Yeah. just like they have put other securities above our own security who are in the Gambia here. That's why things are not going in the right way, because as we the Gambians know, or our security men know what the Gambia is, they know what the in and out is. So it cannot be like the economics or other security soldiers who are in the Gambia here. You should not put them above us if you want things to go in a right way. You don't do that. You know why Yajame was so much detected about this security pertaining to one country to another? Because of this. Because you will not come to our country and then you secure, or you just put something into it that we might just put trust in you, because we didn't know you. Balde security bi bu ñuy ñëw economic soldiers yi bu ñuy ñëw mu ngi ma fekk ci border bi. Yeah. 6 su jotee su ñuy julli takkusaan wallahi ci ak ni ma toog tey dangaa dégg ñu ne bu kenn ñëw ci border bi. Bu kenn ñëw ci border bi because ñooñu ñu ngi jógee Sénégal di dugg ci biir dëkk bi. dañ doo dee mun a understand daak lañ def nekk ñi nga am ñëppay daw kenn du nekk ci border bi at that spot. ñëppay stop lu nekk mooy stop even da nga nekk video club sax video club dafa tëj nga daw dellu sa kër. I can remember we had a stop there 6 su jotee suma mag bu góor dafa daw mu ñëw mu ne tëj leen ngeen dem ñibbi ci kër bi ñii ñu ngee ñëw romba. If Senegalese themselves ñoom foreigner yooyu noonu mun nañoo gis seen soldiers yooyu noonu ti daw because musuñ leen a gis ñu ngi wax ne ni si Ali Casamance bi la gaay nekkoon ñooñu leen isi suñ dëkk bi nii den loolu lu miin gis na dara danga koy waxte dee dëgg neexu de waaye dara danga koy waxte dee amoon na time bi nga xamante ne dëkk bi soo indee ñi nga xamante ne ñoo judd si dëkk bi ñoo xam dëkk bi ñoom lañu train pour ñu saaf dëkk bi they will serve it to the max to the end they will mun nañoo def lu nekk pour loolu because like dinañ bañ dara lu bon mu xew because yow soo nekkee soldier am nga fi family
sa yaay mu ngi fi sa papa mu ngi fi sa ay raka ñu ngi fi sa jabar mu ngi fi o whatsoever sa mbokay ñu ngi fi doo bëgg a dara lu bon before dem doo ko mu sa nangu because xam nga ne yow soo xoolee ñu jam diw paaka wala driver mu dawee nu mu ko neexee ba mu rey nit dafa mel ni loolu Gambia bi dafa tuuti ba nga xamante ne soo laalee kii laal nga kali mun naa am kooku noonu ñu laal noonu sa mbokk la wala nga def lu nga xoole booda bi kum neex dugga kum neex génna sàcca ba bëri corruption bi bëri dina affect sa family in one way or in other so yow Gambian bi yow soldier bi or yow police officer bi doo ko mës a nangu because you are a Gambian it is your country you are serving your country soo seetaane yéenay di dal dëkk bi dina la affect in one way or the other waaye man soo ma isee man ma génnee jógee feneen beneen dëkk ba ñëw fii nii man kese man sama jëmm bopp man kese su ma ñëwee su ma interest kese laay liggéeyal su ma neexee ma bàyyi ngeen reyante su ma yoon nekku si soo leen jeexee comme sonalul ma because suma mbokkay ma ngi leen bàyyi gannaaw te man xam naa ñu ngi si jàmm man luy suma soxla mooy ma toppatoo suma bakkan bi def lu ma neex li su ma paree dellu si suma njaboot corruption bi su bëree suma yoon nekku si di suma dëkka te duma mu sa nangu corruption boobu noonu mu am suma biir dëkk waaye dëkki jàmbur su fa xewee suma yoon nekku ci Gambien si ñoo war a jóg eewu ibbi seen bët yi ñu xam ne ni ñun suñ dëkk bi suñ dëkka la it will never go dafa garaaw it is stressful everybody is stressful when you see this soldier man or the policeman you are there working but you are not happy being working on that post or on that service. So it doesn't work well. If you are not ready to work or to serve the nation, just kick off. That's the best of it because we are facing this problem and then we face this from our leaders. They employ or they just recruit, like I said, they didn't go to school, some didn't go to school, some are non-citizens of our nation. So you put those people into the service, security, they will just working, as she said, they will be just working for their interests. And that's what we are seeing, yes. This ECOMOG, others are, they are freely. Why those people are running away from those people, from these ECOMOGs? Because they are coming into your country. Though they do, the way their appearance, you might see them and get paid from them. But it doesn't tell well because you are coming to a place that there's no war. We didn't see anything. Like, how can you say, like, the terms, how long these economics have been in the Gambia? The time they have spent in the Gambia. If at all they want our own citizens to serve the country, the terms those economic soldiers have spent in the Gambia could give the other soldiers that they came here to aid to know how to go with the security. I think that time is okay. So like if they are not looking low upon our own security soldiers, now they should let them. They should let the economics to go back, and they should let our own soldiers to serve our country the way we want it. Waaw loolu moo war a am dañ waxoon ne suñ ñëwee duñ fi yàgga 6 months or so la gaay waxoon ku nekk ñibbi unfortunately depuis boobu every time ñu yokk extend time bi fu mu nekk nii nag time bi bariwut duñ def dara lu dul rapport ba pare ñu tàggatoo because fu mu nekk nii ñu ngi ala time bu ñu desee bariwut waaye security bi daal dañ si war a waxtaan times like when you be in a president there are so many things working on though we might not know it because we are not there in the state and state house we are not there in the camp but there are things running among them so likewise maybe that's the thing that keep these people here still up to date so we don't know but Barrow as a president you need to elaborate this thing. And also, does that make sense? These people. léegi nag duñ def dara mbokay lu dut tàggatoo xam nañ ne topic bu yanjala bu jara waxtaanee la am na lu bari lu muy laal dëkk bi am na yu bari yi fiy xem berending soo gisee nit ñi xeex foofu noonu ba reyante fa mu rey nit ki daw kenn xamul ndax jàpp nañ ko ndax jàpput ko loolu yëpp si sécurité bi bañuñ ne gaa ñu ngi liggéey de waaye seen liggéey des na yu bari yu ñuy def si gannaaw di ko defee si côté di ko def si ay jumaa yi nga xamante ne nit ñi dañ fa dem di julli di ko tere nit ñi liggéey nga dem sa place war a dem liggéey place yi liggéey kaay ñu la fay teree dugg sécurité bi di la jox tof time te fekk foofu da nga fa war a ñëw loolu yëpp waruñ koo def am na feneen fu ñu ko war a def amoon na time si dëkk bi heure bu la neex nga dem doxi heure bu la neex nga ñibbisi soo defee lu bon duñ laa may less than 24 hours lañ laa may sàcca bi ñu jàpp ko less than 24 hours reykati nit bi ñu jàpp ko reykat bi dafa nekkoon li nga xamante ne nit ñi ñemewuñ ko woon si dëkk bi pour def ko sax waaye dëkk bi léegi nekk na place bi nga xamante ne rey nit ak naan ndox nit ñi léegi lañ yemale sàcc bi nekk li nga xamante ne dafa rampang comme ne sàcc nga doon xale su la neexee sàcc nga doon mag
nag su la neexee sàcce economic soldiers yi nag ñu ne léegi nag moom dëgg neexul ba neexul ñun ñoo moom Gambia lu ñu neex def ñoo fee rul mu nekk li nga xamante ne Adama Barrow jox na leen power bi nga xamante ne suñu sañoon economic soldiers yi doo ñu ngi fi ñëw di def seen liggéey waaye ñu mayoon suñu soldiers yi nga xamante ne si dëkk bi lañ dëkk xam nañ loo xamante ne ñun bëgg nañ ko ak luñ bañ li ak nu ñuy liggéeyee bi nga gis ne sécurité bi dina steady si dëkk bi gars yi dimbale ñu ci ñooñu tamit ñu jël waat seen liggéey dellu si ñu mun a sécurité suñu dëkk bi ndax dëkk bi jàmm lañ si xam di Smiling Coast of Africa lañ wax loolu soo gisee mu am dafa fekk li nga xamante ne mooy suñ sécurité bi dañ taxawoon dëggalu loolu suñ leaders yi dañ dëggaloon loolu ba nga xam ne mu nekk li nga xamante ne lu amoon la waaye suñ demee ba léegi nit ñi kenn ñemewut léegi ten su jotee ku nekk a ngi daw dañuy ñëw liggéey si fii si studio si fii Westfield nga dégg suñu waxee xaar leen ba 12 ngeen ñibbi sax ku nekk ne hey it's not safe the country now is not safe mu nekk loo xamante ne dafa garaaw ñu bëri léegi seen liggéey duñ ko ñemee def guddi ndax am na ñu bëri guddi la ñuy dem liggéey waaye ndig reyante bi mu ngi bëri sécurité bi daal léegi doo dee understand moo tax bi nga xam ne yu bëree mu ngi dilee waaye duñ def dara lu dul beneen yoon dinañ créer more time pour gën see wax ndax topic bi dafa wide trop dañ si war a wax bu baax a baax duñ def dara lu dul tàggatoo di leen fàttali yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñoo lay ñaax saa yu nekk ngeen subscribe su YouTube page bi ngeen like suñ Facebook page bi ngeen ñuy donate loo leen ñu donate lu ne ñun xeebuñu ko soo leen ko xeebee ñun xeebuñu ko ndax ñun def ñuy yokku duñ def dara lu dul tàggatoo ma bàyyi samay collègues si ma fi toogal ñoom ñu tàggatoo seen xarit seen soppe seen àndandoor Hadi Sow moo leen fi toogaloon tey di waxtaan ak yéen li nga xamante ne mooy sécurité dëkk bi ma bàyyi la nga tàggatoo Balde. Yes, it's nice to be here, and then we are talking about security in our country. It's so nice, but it's like we need to close doors for our friends, for our enemies, because it's like some come for their interests, and then when we do this as a country or as a nation, we will not know what we have among ourselves, and that's what we are facing right now. So we didn't say that don't work with other peoples, but look after them. This is Gambia, and then we have certain things that Gambians, we all know. We are less than 1.5 to now 2 million. So coming back to our people, and then you know these people, I thought there's no harassment or just influencement about, yes, I should bring this, I should do this. You are just showing us, but we are not living it as real. The stressful is so much. Like anywhere that you work with the departments, anywhere, it is so much stressful. So we need to come back to our people and then show love. Yes, like I said from the beginning, let's open our doors to everybody out there. They will be coming here and they would be the one to destroy our nation. And then we are seeing a lot. These stealings walking around, these killings, those people, though I didn't say they are not Gambians, but most of them, if you find out they are other nationalities, not Gambians. So for Adama Barrow, being a president, yes, there's a sacrifice for you to do, but just cope on that. This is God's will, and that's why I love it. That's why I even like Jammeh for that reason. Yes, this is God's will. When you are there sitting, knows that there's just a moment of time, and then those people behind you, they're just working for you just for a moment of time. Balde sa xol tàng na xam nañ ne yaa ngi mer waaye dañuy tàggatoo rek time bi dafa jeex léegi because dañ war a génn a dem si biti soo dañuy wrap up di tàggatoo ba beneen yoon ñu gën see waxtaan duñ def dara lu dul nga bàyyi la nga tàggatoo nga ne leen bye bye because time bi we are not with it. My name is Lamin Balde. Thank you. You guys are watching us live from Gambian Talents TV. Mbaɗigol kala yaji sa programme o ñinga aba futata kuŋotol security reason o ñin dammalen bola diyam kam pour banko ñinga na security nga mutam mbulutanim flula nga government dani ye bulo la famule tanko bundala ala baraka baake Jambañ programme Jambañ fii si biir dëkk bi dama ne ku doon daw na nga bàyyi daw ku doon xalaat na nga bàyyi xalaat parce que original materials la ne dama ne yéen ñi nga xam ne yéen a doon xalaat naka la fan la ak foo koy amee si Jambañ Real Glamour rek nga ko amee fépp fu waay nekk rek ñu indil la ko si sa bunti néeg si sa bunti kër yow su dee yaa ngi Europe bul xalaatati dara call ñu rek ñu waxtaan ak yow ba juboo sa piis si sa bunti néeg dama ne Jambañ Real Glamour mi ne duma am bitik de déedéet man si askan bi laa nekka foo leen ma woo rek ma tax Jambañ Real Glamour xeeti piis boo xalaat amal na leen ko fi lu si mel Facebook Taka peinture Polman VIP Batik Instagram WhatsApp
xanaay wax day jeex. Jambang Royal Gamo yëngu nañ de askan bi yëgu leen ko kon ma yëgal leen. 782 5587 wala 299 2967 ba tey nga email ñu jambangfatumk@gmail.com. Jambang Royal Glamour, Jambang Royal Glamour, Jambang Royal Glamour. ana sama gaay yi dama ne ana ñu nama lu baax ñu bëgg lu baax kaay leen fii si Mame Jara Holiday Inn. Mame Jara Holiday Inn nekk foofu noonu si fi nga xam ne nag mooy Manjakunda highway bi si kaw tali bi foofu leen nekk soriwut nag ak police station bi yéen ñi nga xam ne nag yéen a nama seeni holiday nama si yu baax ñëw leen si Mame Jara Holiday Inn ñu jox leen lal yu comfortable jox leen néeg yu baax néeg yi nga xam ne nag dafa ànd ak AC doo toog dina da nga nama tàngaay doo toog dina da nga nama télé ñu ngi ko fa amee satellite saay boo namee loo nama taal kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a nama wireless ñu ngi fa amee li nga xam ne nag mooy free wifi 24 hours ñu ngi ko fa amee yéen ñi nga xam ne nag yéen a ñëw holiday ak seeni family ñu ngi fa am li nga xam ne mooy 2 bedrooms 3 bedrooms ak single bedroom boo si nama rek ñu defalal la ko looy xalaatati lekka soo ko bëggee ñu kiitalal la ko foofu noonu waaye tamit soo bëggee li nga xam ne nag mooy dining rooms suñu néeg yaa ngi ko amee dining area boo xam ne loo si nama def ko sa kitchen tamit yaa ngi ko nama yëpp si biir room si yéen ñi nga xam ne yéenay déglu yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan war a ñëw Gambia bu leen namati dara lu dul Mame Jara Inn moo leen fi nekkal si kaw tali Manjakunda highway bi mun ngeen ñoo call si 24 144 44 24 14444 24 14444